c'est bon. Voilà, ba léegi ñi ngi nekk ci suñu émission Nay Leer ñu seq ko ak le jeune Pape Abdoulaye Dione ñu gën ko xam ci Papis Ndondol ñu dugg ci li nga xamante ni mooy suñu troisième partie war a wax nag muy troisième partie ñu wax ci point bu am solo boo xam ne yaakaar naa ne moom rek doyal na émission ñuy wax ci vie politique. Papis nga nekk jeune. yaakaar naa ne comme Sénégalais ni ñu xamee jeune Sénégalais bi ñu impliqué ci politique yu réew mi sa vie politique maanaam sa parcours politique Papis. waaw Lamine loolu aussi question bu am solo la ndax man dama judd ci famille fekk ñu nekk ay libéral donc mu doon loo xamante ni mën naa jàpp ne xëj na dama ko doon alors kaw loolu ñu ma nekk un militant du Parti démocratique sénégalais. Ban année? Depuis bon bi may militer nag concrètement c'était en 2006 2005 alors ma ci évolué ma ci doon liggéey aussi ci kepparu sama suñu benn père boobu jamono jooju moo yoroon PDS Ndondol muy Abdou Sène ñu doon liggéey ak moom mais également ci di liggéey aussi dans le cadre de l'UJTL suñu mbokk aussi Modou Diouf doon nekkoon le secrétaire général ma nekkoon le secrétaire administratif donc ci loolu daal laa doon yëngu ci politique ñu accompagner Abdou ba yàlla def élection yi ñu gagné ko donc ñun ñu dem élection conseil communal de la jeunesse ñu fal ñu conseil communal de la jeunesse ma jàpp ne kon bon baal ma mettre en berne les activités politiques pour gën a concentrer wu sur les activités de jeunesse ndax jàpp naa ne liggéeyal sa commune aussi liggéeyal ndaw ñi ba day am solo nga am temps boo xam ne di nga ko defee donc ñu ciy liggéey di ci liggéey ba un certain moment donné ñu jàpp ne xëj na li taxoon ñu bàyyi politique daf ñuy topp ba léegi maanaam politiciens yi casquette boobu dañ ko indiwaat jusqu'à présent ci wàllu conseil communal de la jeunesse nga xam ne ki nga xam ne moo jiite mairie bi fexe na ba mënuñu woon am clivage boo xam ne dinañ discerner les activités politiques ak les activités de développement de jeunesse mu nekk loo xamante ni aussi c'est regrettable bëggewuñ ko woon noonu def nañ lépp li nga xamante ni mën nañ ko pour vraiment mu am harmonie entre municipalité ak jeunesse luñ ci waroon a dox nañ ko ñu waroon a yebal aussi ñu dox ci loolu def nañ ko mais bon quand même loolu doxul kon ma ne bon bu fekkee loolu moo taxoon ma bëgg mettre en berne les activités politiques te mu ngi refaire surface kon naa reprendre samay activités politiques loolu aussi biñ koy reprendre tax na mais aussi dem xam ne au niveau du PDS amoon na des difficultés au niveau local ndax xëj na li nga xamante ni moo troublé woon fépp ñëw na au niveau de la commune xëj na ñi nga xamoon ne ñoom lañ dénkoon parti bi au niveau de la commune bëgguma woon dugg aussi ci ay rivalité ak ñoom xëccoo fii parce que ñoo bokk doon ni bokkee bon c'est extraordinaire ma ne bon naa jël sama tànk bopp comme mënuma doxal mënuma am opportunité doxal te xëy na ña fa nekk aussi doxal bi tollatul noonu mën naa jël sama yoonu bopp ma créé woon aussi le mouvement qu'on appelait Agir pour servir nga xam ne au-delà des activités de jeunesse na am des activités politiques qui me permettront de contribuer à la vie politique. Voilà nga créé benn mouvement bu tudd Agir voilà xanaa ñuy continuer rek di wax internet yi ku bëgg a dugg ci émission bi mën nga woote ci 76 474 08 07 76 474 08 07 mën nga dugg en direct nga wax wala nga laaj ki nga xamante ni mooy suñu invité muy Pape Abdoulaye Dione ñu gën xam Papis Ndondol nga créé benn mouvement bu tudd Agir lan moo tax nga créé ak mouvement bi ak fan nga jëm ak mouvement bi. waaw li tax ma créé ko mooy dañ dem ba moment boo xamante ni da ngay gis ne am na jeunesse yoo xamante ni bëgg nañu dox ci ndondol ils ne sentent pas dans les partis politiques bëgg nañu yëngatu ci développer ndondol mais ils ne sentent pas dans les partis politiques ndax parti politique aussi da nga fay fekk nit mu ne la bon fii maay gérer maay coordonner téye lépp
xëy na bu fekkee ne nag jeunesse bi bokkuñoo ak ñoom gis-gis wala xëy na jàpp nañ ne kii matu leen njiit souvent day indi ay difficultés. Ce qui fait que day man nag ma jàpp ne xëy na am na ñoo xamante ni bokk nañu gis-gis bokk nañu jëmukaay ci li nga xamante ni jëm na ci ndondol bokk nañu liñ bëgg xam nañ fi ñu jëm bon ma ne ñii nañ leen ànd ñi nga xamante ni jàpp nañ ne mën nañoo ànd pour yëngu ci ndondol ñu bokk ko maintenant ku ci nekk aussi mën nga am sa activité mais tout ce qui concerne aspect local yi aspect communal ñu mën ci bokk xeexandoo ki wandoo parce que aspect communal aussi dootul doonati mbiru parti mais day doonati une confiance entre la personne et sa localité. mais ñu gis nga créer mouvement mais est-ce que mouvement ak parti bi ngay laata ngay créer mouvement bi nga waxtaan ak waa parti bi rek gis ne nécessité na yow en tant que jeune nga xam ne mooy mouvement wala sinon da nga ciy jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoo yor ay. waaw am na non au niveau national quand même. jotuma ci coordonné au niveau national mais au niveau communal jot naa ci waxtaan ak ñan ñi ma ne leen bon sincèrement jàpp naa ne manière bi mbir yi doxe jàpp naa ne am na ñoo xamante ni bëgg naa ni taxawee mais bëgguma yenn kii comme ni ma ko waxee sànq kon il faut ma am yoo xam ne dina ma permettre man ma yëngatu politiquement parce que xam nga tey mooy ma loolu bu fekkee ne parti politique la dafa am li ñuy naan la discipline de parti kon mënoo yëngatu mënoo def sa parti mais bu fekkee ne ko bëggul def wala amul jot bi wala am na yeneen contrainte yow da ngay tënku kon loolu tënk nañu un bout de temps ñu xalaat ne bon nañ xool ñi nga xamante ni mën nañ liggéey ak ñoom au niveau local ñu liggéey ak moom tout en travaillant avec maintenant le coordonnateur communal lépp li nga xamante ni jàpp ne li war nañ defandoo mi bon mën nañ ci jàpp defandoo ko ñun ñëpp. waaw ba mel ni yenn mouvement yi nga xam ne damay créer benn Lamine bu day jóg fii créer benn mouvement toujours pour tur la pour buzz wala mouvement bi structuration am ngeen ay principe am ngeen ay objectif. waaw loolu moom yàlla def na loolu am nañ ko parce que jàpp naa ne ñëpp ñu ngi gis non buzz moom bu dee buzz am nañ buzz ba pare bu dee buzz am nañu buzz donc du buzz moo ñu ciy dugal cëslaay bi mooy ñi nga xamante ni ndondol soit ñu ngi politique wala politiku nu wala ñu nekk ci parti boobu xëy na jàpp nañ ne au niveau local ni muy doxee xëy na gisuñ si xaw ñëpp ñu booloo bokk benn say xeexal ndondol maintenant mën nañ dem ba foo xamante ni buñ amee buñ bëggee compétir au niveau communal ñu mettre ko au devant ñu compétir au niveau communal bu fekkee ne aussi mënuñu compétir au niveau communal ñu xool koo xamante ni mën nañ ko jàppale soit ñu doon ñoo xamante ni nous serons là pour arbitrer les choses. kon daal mouvement bi du mouvement boo xam ne dafa sa parti rek ñoo ko constitué wala. déedéet. doomu ndondol yëpp na am na société civile soit foo mën nekk daal. foo mën ci nekk képp ku doomu ndondol daal am nga droit intégré li nga xam ne moo nekk. waaw essentiel bi daal mooy ñu bokk vision bi ci ndondol fu war a yëm ndax parti bi aussi nañ ko waxaat rek souvent kiy jiite mooy naan surtout au niveau local kiy jiite bu demut itam ñeneen ñi duñ dem yéen ñëpp ay taxaw mooy décider mooy buur mi daal waaw te xam nga bu demee noonu nag day xaw a compliqué te souvent boo bëggee dem il faut que yoon mouvement bi ñu ngi koy créé en 2017 bokk ci benn échéance électorale wala loo xam ne lu jëm. waaw ñu ngi ciy liggéey quand même échéance électorale yi di ñëw ñu ngi ciy liggéey xëy na fan yi di ñëw aussi dinañ xool nan bi la ciy taxawee boobaa aussi nañ ci def une large communication boo xamee ci nii dinañ lu ci war a ñoo ko luñ ci war a def aussi ñu ne lii la ñuy def nii la ñuy taxawee loolu moom incha allah dinañ ci taxaw. soo créé ak léegi lan ban acte ngeen posé au niveau de Ndondol. waaw boo gisee tey mbas mi bi mu taxawee bokk nañ ci ñi nga xamante ni jël nañu seen i maigre moyen ak maigre moyen nga xamante ni ñoo bokk ci mouvement
ñu defar seen i masque ut seen i gel ut lañ mën dem ci population bi jàppale leen bokk nañ aussi ci ñi nga xamante ni ñu dem ci population bi nee leen lii ak lii ak lii ak lii gis nañ ne ndondol warut a doxe noonu lii ak lii ak lii loolu la ndondol laaj kon duñ nekk rek ñoo xamante nii dañuy nekk ab mouvement di wax ne rek wala on est très bien structuré am nañu suñu page Facebook am nañu yeneen outils yoo xamante ni ça nous permet de communiquer xëy na lu ñu war a wax lu ñu waxtaane ba pare la cellule de communication dinañ génn ñoom def génne ko au niveau des réseaux sociaux mais également ñu xool mag ñi nga xamante ni aussi mënuñu nekk réseaux sociaux ñuy dem di leen def di xam local 2022 waaw loolu moom ñu ngi ciy xalaat bu baax ñu ngi ciy xalaat bu baax ñu ngi ciy liggéey di ci jokkoo aussi ak parti bi nga xamante ni fa laa bokk ñu ngi ciy waxtaan ndànk-ndànk di xool nan nañ ci mën a demee mais surtout rek li may wax ci élection locale yi mooy nañ am objectif di ndool yi nekk nañ am objectif u génne ndondool ci liñ nekk ndax jàpp naa ne tey dañ nekk ci localité boo xamante ni du point de vue stratégique lu bëri dafa sooxe du point de vue communal maanaam du point de vue national lu bëri dañ cee am jafe-jafe ndax est-ce que boo xoolee tey biir nan la ni muy waxee doo sentir ndondol dara maanaam leadership communal bi c'est pas bien incarné. waaw am na koy bëgg a dugg si suñu jiwu bokkoo bi ñu daal di koy jël. asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay ziar. ziar nañ leen Guelmane TV. yow la kan ak fooy woote. Gora Ndiaye di woote Dakar. ndox ci Sane Ndondol. yokkal kàddu gi sa kaw. allo oui yéen a may dégg bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax waaw da nga yokk kàddu gi sa kaw yi kaw. monsieur Ndiaye la Gora. waaw. di woote Dakar. te dëkk commune de Ndondol. dëgg la. monsieur Ndiaye yaa ngi seetaan émission bi en direct ak Papis Dione. bon avant tout dama leen di félicité ci taxawaay bu rafet bi ci Nguelmane Média. ci daanaka xam naa taxawaay bi dafa mel ni yàggul waaye liggéey bi rafet na trop. dëgg la merci. maa ngi leen di félicité te di leen ci ñaanal yàlla àggale leen ci projet. merci beaucoup. di félicité waa ñi ko jiite ñëpp. ku ci mel ni président Ousseynou Gningue. vraiment di ko xam ne nii gis nañu initiative partout dans le département de Bambey. dëgg la. même au niveau national. donc il travaille sans relâche pour développer le commune am rawatina ci département bi yëpp. dëgg la. ñoo ko ci remercier. merci beaucoup Ousseynou xam naa mi ngi lay dégg. di ñëw ci invité bi nag. président Papis Dione. ziar na. ñu ngi ziar. président mi ngi may ne ko koy ziar monsieur Ndiaye Gora la. ñu ngi lay ziar Gora. ziar nañ la président Papis Dione. Merci. Vraiment, nous sommes trop fiers de vous. C'est une fierté de par fuñ la dégg wala fuñ la gis rek dañuy am fierté ci sa taxawaay. mooy su ñu nee au nom de presque toute la jeunesse de Ndondol. di wax seen satisfaction ci sa taxawaay ci conseil communal de la jeunesse. vraiment ñu ngi fiy def liggéey bu exceptionnel. allo. allo oui. waaw. ma ne conseil communal de la jeunesse de Ndondol vraiment mi ngi ciy def liggéey bu exceptionnel malgré différents problèmes yi am ak détails yi nga xam ne yëpp mën nañ koo comprendre. kon dañ ko ci remercier bu baax ci taxawaayam. dëgg la. di témoigner tamit ci liggéeyam ci conseil communal de la Ndondol. nekk na koo xam ne ni doomu Ndondol la nga ko mu di jeune. mu nekk ci commune bi dans toute l'étendue de la commune ci 16 villages yëpp. fexe na nga ba intégré la ci doxalinu conseil communal boole na la ci activité am. macha allah loolu am solo la. kon man fa doon koo xam
ne nii moom ci lu ñuy revendiquer wala lu ñuy werante. dëgg la. vraiment ñoo ngi koy ñaanal lépp boo xam ne nii yéeneem àgg na fa rek yàlla rombale ko fa. dëgg la mais yaakaar naa yaa ngi suivre émission bi. maa ngi suivre ak thème bi nga xamante ni ñu ngi koy développé. mais maa ngi ko doon suivre en live. dëgg la. vraiment maa ngi rafetlu baax a baax. te di leen wax ne vraiment vous avez un invité de marque. merci beaucoup merci oui. vous avez un invité de marque. personne la boo xam ne nii li mu leen wax. ay qualité romb na ko ay ndax nit mënul la wax ci boppam mais yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ci ëpp dañuy collaborer ak ñoom ñoo mën a témoigner ci foofu. tenez wax tuuti ci moom ndax xam naa ne li ma bëgg a wax lépp ci moom xëyul ci émission bi ndax peut-être am na ñeneen pour woote ndax depuis presque 5 minutes ak léegi maa ngi essayé woote mais ligne bi moo amal problème. dëgg la c'est vrai. kon ce ne serait pas trop long damay yem foofu rek te di rafetlu vraiment invitation bi te di wax ne defalu leen ko Papis mais commune Ndondol yëpp ngeen koy defal particulièrement sa jeunesse. ok merci monsieur Ndiaye dañuy identifié wu ci personne Papis Dione. dëgg la merci beaucoup. merci vraiment loolu moo doonoon taxat ma ne dinaa ci woote pour jot président ak gars yi yëpp. merci président merci beaucoup. merci bien Papis. merci bien. voilà ñuy remercier bu baax monsieur Ndiaye bi nga xam ne moom mi ngi doon woote ci émission bi en direct nekk ba Dakar di ñuy rafetlu bu baax kàddoom Papis ñu continuer rek ñi nga xam ne ñi ngi nekkoon ci perspective yi nga xamante ni mooy perspective locale. élection yi di ñëw seen taxawaay ak ban bilan de société est-ce que am ngeen bilan de société wala sinon ban bilan de société ngeen bëgg a présenter Ndondol waaye. liñ bëgg a présenter waa Ndondol. que ça soit ñun que ça soit fu muy mënti doon. liñ bëgg a gis mooy ñu gis beneen xar kanamu Ndondol. Ndondol nouveau quoi. Ndondol nouveau mais surtout ñu gis du point de vue marketing territorial ñu gis Ndondol feneen. président Lamine c'est très difficile souvent boo nekkee Ndondol nga gis les gens occupent les médias nga gis nit ñi nekk ci télé yeeg ainsi de suite di argumenter di wax tu diras que Ndondol tout est beau mais malheureusement tey bu fekkee loo xamante ni communes yi dañ koy am ñun commune Ndondol xaw ma lan lañ mën wax ne loolu lañ gagné ci régime Macky Sall loo xamante ni concrètement lii lañ am. am ngeen am maire boo xamante ni xaritu président la quand même. waaw xaritu war na mën a gis li nga xamante ni mooy jamono war a mën a gis seen bopp. en tout cas leen daal mën naa la koo xamal. ku ma ne meeru Ndangal ma xaritu président la dinaa ko gëm. ndax lampadaire bañ koy joxee waa Ndangal ma am nañ. centre de formation waa Ndangal ma am nañ bu dee route yóbbul nga bu dee ambulance Ndangal ma manqué wuñ ko bu dee courant si la manqué wuñu courant bu dee ndox ngeen ndox bu dee école amoo problème lycée ak CM te loolu yëpp Ndondol dafa sooxe Ndondol partenaire moo ñu may ambulance boo xamante bu jagee tey suba du jag la preuve souvent gàtt daf ñuy abal waa Ndangal ma dañuy abal ambulance kon problème boo jógee foofu du point de vue opérationnel maanaam ci liy doxal Ndondol li sooxe dafa bari day mel ni ki nga xamante ni moom mooy jiite li muy def xëy na amul jotu Ndondol peut-être soit xamul li mu war a def et il est membré moo tax man ci sami objectif dafa bokk ci suba ñuy jiite ji Ndondol ak ko koy mën ci jiite nga nekk fa ak say nawle ci xam-xam say nawle ci âge nga xam ne kenn du nax kenn du jaar ci kaw kenn. fi nekk day naxe wala day jaar ci kaw Ndondol waaye. de toute façon xam na ne àndut nawleem parce que c'est les conseils municipaux. kon kay Papis waxal ne moom nekkul Ndondol rek. en tout cas bu nekkalee Ndondol moom ci boppam ci ngay gën a gis développement que ni ci Ndondol sincèrement parce que tey mu ngi jiite le commissaire du doom qu'est-ce que Ndondol gagne dans ça au moment où tey boo demee ci yeneen directeur
yoo xamante ni ñu ngi président de la République moom la ñu àndal ñu tab leen yi ndomb tànk di nga gis ne au niveau du point de vue insertion ça bouge dans leur commune commune Ndondol ça ne bouge pas du point de vue stratégique maanaam ci li nga xamante ni commune bi mu ngi koy gagner en termes de partenariat en termes de collaboration avec d'autres structures Ndondol gagnewul lenn récemment télé yi la woo di wax ci partenariat en alphabétisation yow jàpp nga ne jamono jiñ toll nii Ndondol un maire la wax boo xam ne xam les enjeux stratégiques xam na les enjeux en matière de développement war na glorifier wu ci projet wu alphabétisation ça veut dire en quelque part c'est de l'échec parce que loolu indicateur boobu baaxul alphabétisation c'est pas un bon indicateur d'autant plus que mu ne c'est pour nu mu ko waxee l'autonomisation des femmes am na bu l'autonomiser une classe nga jàngal leen alphabétisation jàngal leen leneen jox leen 75 000 francs 75 000 francs 150 000 francs loolu lan la mën mais en réalité li ma jaaxal yéen waa Ndondol jeune Ndondol yi ana ñu du kon rek ngeen gis loolu lépp mu nekk ay failles yoo xam ne donc pourquoi est-ce que du Ndondol yéen it d'une part de la jeunesse da ngeen am situation maanaam àndu leen quoi parce que est-ce que mutualiser ngeen seen i force waaw loolu ba léegi mën na nekk moo tax man li ma jàpp mooy Ndondol gi nga xam ne soxla nañ ko mooy Ndondol goo xam ne ka koy jiite da koy jiite kii nawle ci xam-xam ak nawle ci âge même buñ nekk ay moom ñu nekk ay génération mais li nga nekk di wax nii mais mën a tënk mooy monsieur le maire ànd ak nawleem ànd ak ñi nga xamante la war a àndal yéen dama leen di mën na faale waa Ndondol loolu mën na leen faale mais dama lay ñaan benn affaire conseil municipal bu wooteetee jël leen seen Ngelmak TV ngeen dem ci ngeen xool moyenne d'âge bi ñaata bu boobaa di ngeen am lu leen yéem ci yàlla parce que mënoo bëgg yor ndombol tànk politique ñu dénk la comité booy gérer dénk la Ndondol dénk la ay aspect politique yoo xam ne au niveau de l'APR au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar da nga ne da nga koy gérer loolu yëpp ko gérer ba pare ay kii boo xamante ni dina gérer yi ce qui fait que lu bëri day sooxe tey nee nañ dañuy lotissé Ndondol mais Lamine Ndondol nit ki yaa ngi lotissé di dagg di dem mais nullement les gens ne prévoient pas des espaces de jeu waa léegi nit ñi amee seeni can fu ñu koy def nit ñi bu ñu amee leneen fu ñu koy def bu ñu amee xew fu ñu koy defee kon loolu yëpp dafa war a dugg ci plan de masse bi mais da ngay daggi parcelle rek jël taxi yi ñuy jël seeni commission ñu dem ngeen dagg di dem rek dagg di dem mais xam nga boo nee caxatee sax mën na doon loo xam ne nit yi maanaam prévoir dara loo xamante ni jeune Ndondol yi population Ndondol yi loolu mooy problème fondamental bi maanaam organisation bi suñu frère Aloyse mu ngi ko doon wax barti marché de Ndondol boo fa rombee da ngay rus vraiment da ngay rus marché wu Ndondol bi da ngay rus amul organisation et maintenant quand le maire c'est collaborateur bu ñu bëggee toog ne la bon c'est pas à nous d'organiser le marché dafa war a am comité mais taxe marché bi nag kan moo koy jël. seen kees la jëm seen gafaka la jëm. ah waaw kon nag maanaam tout ce qui est organisation structurelle moom moo ko jiite. seen domaine de compétence la bokk. moom mooy le commandant en chef. s'il y a un comité c'est ça am comité doxul c'est sa faute lépp li nga xamante ni waroon nañ ko jëmmaluñ ko c'est ça parce que moom la ñuy fay indemnité pour Ndondol moo tax président Macky Sall tab ko ci ca fañ ko yóbbu boo xamante ni aussi ñun amuñu ci benn rendement. mais yéen a ko fal. poste bi mu am. maanaam yéen a ko fal maire. ñoo fal effectivement population Ndondol ñoo ko fal maire. ngeen ko fal par faute wala. xam nga gars yi des fois dañ lay sëlëm maanaam jaay la loo xamante ni amuñu ko. waaw yëkkati paaraay aj ko ba mu aju. parce que il nous avait promis en 2017 buñ ko falee maire président de la République campagne électorale
bu fekkee ndondol goudronné wuñ ko président de la république ci tëli lay jaar buy ñëw ci ndondol en 2017 laa la wax de 2017 2019 ci tëli lay jaar wala du ànd ak moom defu ci lenn te pourtant moom la àndal juste pour ma nee la li xam ne bokk moom lañ doon xaar ci moom liñ doon xaar ci moom jàpp ne nee nañ avocat la parce que loolu lañ doon gondee gaañ waaw maître Sène avocat la oui xaritu président Macky Sall ratati ratata nekk ci télé yi wax les gens disent que oui kii bu jotee ci ndondol mais rien du tout tey du point de vue stratégique dara du point de vue opérationnel ñoo jël ndaare ci commune yi ñu wër. waaw léegi avec tout ça yéen waa ndondal élection locale moo ngi ñëw da ngeen koy sanctionné wala mais est-ce que rek aussi jàkkaarloo ak maître Sène nekk na loo xam ne lu yomb lay doon ak dayo bi nga xam ne. non xam nga bu fekkee ne moyen communal. bu fekkee ne am na les moyens maanaam APR dina ñëw jox koy moyen dina am moyen peut-être les opposants peuvent ne pas avoir ces moyens là mais ci li nga xamante ni moom la ñuy gën a xaar ci population yi mooy dañ leen naxoon buñ nanguwaat ñu nax leen lañ digoon nañ xool ndax mi ngi fi wane ko fi. préparé askan wi aussi. waaw ñu ngi ciy liggéey. xam nga aussi damay opposé vraiment gis nañ ne maire deful lii wala ngeen toog seen point di ñaxtu te àggewu leen ko askan wi am na ñoo xam ne aussi n'ont pas conscience de cela yaakaar naa ne bu ngeen toogee ba xaar ba na këpp na jon est-ce que seen message dina nekk message bi jaar. man jàpp naa ne gaañ yi ñu ngi ci liggéey. mais war nañ mais war nañ ci gën fan. mais Papis yow maanaam lay gën a ëpp lu lay gis que ni ndondal tamit est-ce que doo def que ni monsieur le maire tamit aussi bu toogee voilà ñëw fii voilà nii la doon def toog ci plateau yi di wax ndondal voilà xëy nekk ndondal voilà. dem Almadi voilà. xam nga li gën a am solo ci développement. mooy kiy piloté. nga xam te ni moom lañ jox la responsabilité. moom mu am vision. am stratégie xam li mu war a def. mais bu fekkee ne xamoo fi nga jëm amoo ñu la dimbali doo déglu kenn ñi la wër kenn tanewu la ci wala kenn mënu la ci dimbali doo dem fenn dañuy sonn rek aveugle certes nag am na loo xam ne dañ fi weesu muy stade municipal muy loo xamante ni aussi population bi yàgg nañ ko séntu ci ay jamono ba tey amuñu ko mu di loo xamante ni dañ koy rafetlu parce que ndondol tey toll na foo xamante ni war na weesu fii ci xar kanam mais ci liñ koy interpellé du stade municipal rek lañ soxla mais dañ soxla mu décentraliser terrain yooyu village bu nekk mën a am terrain wu boppam loolu vision parce que jeunes yi dañ war a maanaam sport dañ ko war a développer parce que ñoom Sadio Mané tey lañ mën Sadio Mané la muy def Bambali politiciens yi mënuñu ko def seen dëkk non apport ba am ci am politiciens yi mënuñu ko def seen dëkk ko dañu def de telle sorte que village bu nekk ñu am seen terrain wu bopp terrain boobu même bu ko maire bi mënut a jàpp mënut a clôturer mais que ça soit un terrain boo xam ne viabiliser nañ ko ñu jeunes yi bu ñu bëggee sport dem fa moo gën sport yoo xam ne dañ koy defee ci koñ yi coow li nekkul dugg ci école yi booy di cellules yi classe yi yàqu yow nga jàpp ne def municipal ne nii gongo dagg yi parcelle da ngay xotti rek di dem teg dem. buum la quoi gars yi buum lay teg. bërëxal rek di dem bon du am benn njariñ et du point de vue stratégique du ñu dimbali. beneen aspect Lamine. mu préoccupé ma ndax ndondol dafa amoon benn espace ñu espace Agri Jeunes espace espace Agri 7 yaa ngi koy fàttali jamono Ablaye Wade pratiquement une dizaine doon fa liggéey muy périmètre boo xam ne mat na aux environs 1 hectare ñu fa doon ay ndaw ba ñoom ñu fay liggéey mais ça bu ñëwee def ko waroon a def une priorité certes il te dira bon ñàkk a xam développement il te dira
oui, l'emploi n'est pas dans notre compétence. Mais l'emploi, c'est une compétence transversale. Transversal, bien sûr. C'est une compétence transversale. Kon moom moo waroon a xool nu muy utee partenaire, soit mu joytu ko ci état foo xamante ni mais loolu dina mën a xool ñuy restructurer loolu ba napp bi nga xamante ni dañ ko war a perforer ñu perforer waat ko loolu pratiquement une trentaine de jeunes mën nañ fa liggéey. Mais bu fekkee ne yow boo demee CDD au lieu que yow nga wax ci problème yi ndondol am da nga fay nekk oui Papis John oui Sami opposant ñaxtu ça n'a pas de sens. C'est taal bu bañee tàkk. fu nekk lañ koy taal. fu ne lañ koy taal. taal bu tëgg tàkk fu nekk lañ taal. moom dafa war a jàpp ne dafa am sa contribution pour ndondol ñeneen ñi am leur contribution. Bien sûr. Parce que déjà bu fekkee ne mu ngi may xeex au niveau du conseil communal de la jeunesse il dit partout que du ma may dara parce que dem mais lui il occupe le conseil des droits de l'homme et d'ailleurs le professeur Ngouda Mboup defal na ko ci cour magistral. Alors lui il occupe une station qui est jugée boo xamante ni politicien waru ko occuper mu occuper ko amalul benn rendement ndondol ensuite man ñu jox ma cër ñu ne ma non pour ko exercer. ndax politicien la politicien di exercer fenn. kon daal bu su ma la mënee dégg conseil communal de la jeunesse de Ndondol ak monsieur le maire en queue de poisson la lu mu naan le courant ne passe pas. loolu moom département Bambey. ba région de Diourbel ñëpp a ko xam. ndax fu mu ko fa. mais terewuñu. du la jàppale en tant que président. du ma jàppale du ma jox fond du ñu defal lenn ñun aussi xëy na yàlla def na. est-ce que yàlla jàppale du la jox fond est-ce que yow réellement xam nga le vrai sens du président conseil communal de la jeunesse ak rapport bi nga xamante ni am na ko ak. xam ko moo tax. bañ ñu falee tak ñu dox ba këram kenn jàddul këram bureau bi yëpp noonu lañ demee ba këram toog ak moom ne ko ñun kat dañoo dénk responsabilité waaye buñ sañoon ñu mën liggéey ensemble même buñ bokkul jëmuwaay même buñ bokkul kii le développement xamul parti politique mais automatiquement xam na xool na ne rek mu rejeté loolu gars yi liggéey ci mais pour loolu léegi amul solo xam nga li am solo mooy tey conseil communal de la jeunesse bu Ndondol buñ jëlul pee ci département bi jëluñu 5e buñ jëlul premier ci département bi ci conseil communal yi jëluñu 5e déggoo ma de y'en a 11 buñ jëlul premier jël 5e sans fonds sans appui sans rien kon ma jàpp ne rek du sama njàmbaar mais njàmbaartewu conseil communal de la jeunesse bi la maanaam bureau bi yëpp comité de pilotage bi ñëpp ñi nga xam ci village yëpp ils s'en retrouvent pour tourner autour de l'essentiel maanaam lépp lu ñuy mu doon loo xam ne c'est l'essentiel mettre là-bas les questions politiques. am na kuy woote ñu jël ko am na mbokk lu salaamaaleykum salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëriñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi dellu ziar bu baax a baax. yow la kan ak fooy wootee. Kado Ngelma TV la. oui ak oui. man la Ibrahima Dione. Ibrahima Dione. di woote Ndondol. di wootee depuis Ndondol. waaw. sëñ Ibrahima ñu ngi lay gërëm. waaw ñu ngi rafetlu vraiment invitation bi. di encourager sama petit frère boobu Papis Dione. di ko ne na gën a góorgóorlu. liggéey bi na neexul. waaye xam naa ay capacité am. li mu mën. xam naa ko. xam naa ne ñeme na. ragalul doo kenn du ko xoxotaal. dëgg la. maag moom nag ñun ñoo bokk gis-gis. ñun ñoo bokk li ñuy xeex. daal koy xotal ndax. voilà man maa dëkk Ndondol man représenté gëm sa bopp bu Ndondol. gëm sa bopp. bu gàggee daal parti du dialogue fraternel pour la paix tiré gëm sa bopp. ok. voilà moom mu représenté Agir. Agir du Ndondol. nekk Agir le président conseil communal de la jeunesse. ma tam association bokk
association culturelle pour le développement de Ndondol. donc sincèrement ñun rëccu wuñu li ñu falee Papis. mu ngi góorgóorlu. malgré liñ fekk na ne. le maire joxu ko gët. marginalisé. jox li waroon am. dëgg la mais teewul am na bilan bu rafet. dëgg la dëgg la. ñu ngi koy encouragé di ko jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. ok merci Papis mi ngi lay dégg boo fekkee am nga loo koy laaj. waaw. Papis mi ngi lay dégg waaw. voilà man moom amuma lu ma laaj dama ko nuyu. ah voilà ok kon sëriñ jërëjëf voilà ok merci beaucoup jërëjëf. voilà ñuy continuer rek li nga xamante ni mooy sunu émission. vraiment nga dégg kooku Papis li nga xamante fi nga nekkoon rek la daal di ñëw mooy discorde bi nga xamante ni wala malentendu bi am sa diggante ak monsieur le maire. ba tax population Ndondol yëpp vraiment nekk di ko ñaaw mu nekk loolu si doon parce que yow da nga yore benn instance nga yore di ko diriger moom instance boobu si compétence la nekk. moom yow nga nekk conseil communal de la jeunesse moom mu nekk le maire de Ndondol vraiment yaakaar naa ne seen diggante war na mel ni mburu ak soow mais loolu bi si amee vraiment moom dina jaaxal askan te war du nekk di doxe noonu. en tout cas li nga xam mooy na fal. mu ko rajo fal. ah bon waaw. non parce que man dañ ma fal par acclamation. moom. maanaam dama yëkkati sama loxo. keneen yëkkatiwul loxoom. mais au contraire ñëpp dañoo tàccu ne man na. kon loolu nag bu ko naqaree du ci man mais dafa war a gëm ne moom yàlla moo def moom mu doon maire yàlla moo def doon conseil communal de la jeunesse kon nag cër ba mu am na ko téye mais cër bi ma am moom mënu ko jël def na lépp li mën waaye loolu la yàlla dogal yàlla moo dogal que yaay nekk président conseil communal de la jeunesse bu Ndondol nga am sa mouvement saa nga waxoon si local 2022 yaakaar naa ne bu ñu nee jëm fi nga xamante ni mooy ñuy waajal élection sa mouvement day dem wala da ngay coaliser wala Papis sa mouvement nan lay def mooy li ma la wax sànq liñ ci war a def ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ci baax a baax ñi nag ci war a jël une décision dinañ def conférence de presse jël décision boobu mais pour le moment ñu ngi liggéey di sensibiliser population bi di xool mag ñi nga xam ne mën nañu ànd ak ñoom ñu dem waxtaan ak ñoom ci nii la ñu bëggee ak ñoom nii la ñu mën a jàppale xool jeunes yi nga xam ne aussi mën nañu liggéey ak ñoom ñu dem waxtaan mais en même temps ñuy xool aussi yeneen xam ci ni mu doon doon nga xam ne ñoom jàpp nañ ne am nañu ay ambition aussi ñu ciy bàyyee xel ku nekk di xool moom lan lay proposer askan bi bu fekkee ñu aussi gis nañ ne xëy na kii moo ñu ëpp possibilité pour mu jàll wala ñu jàpp ne kii kat li muy proposer population bi doy nañu war nañ ko mën ko buñ jàpp ne aussi ñu dañ war a dem dinañ ci waxtaan ak ñi ñu war a waxtaan ak ñu demal suñu bopp incha allah léegi loolu day fekk ngeen consulter jeunesse bi nga xamante ñoo nekk effectivement mais tey ñu gis benn jeunesse bu mel ni la jeunesse de Gat ñuy def ay réalisation yu am solo ba mel ni Gat boo ko xalaat jeunesse bi nga xamante ni moo nekk Ndondol lan ngeen nas idée bi nga am ngeen ko wala da ngeen am benn idée boo xamante ni bokkul ak bi nga xamante ni la Gat am waaw xëj na jeunesse bu Gat bi nga xamante ni initié lu am solo en tout cas man personnellement ci li ma mën wax mooy ma yem ci li nga xam ne xëy na ñu ngi koy def au niveau du conseil communal de la jeunesse nga xam ne problème phare yi nga xamante ni am na Ndondol maanaam ñoo xam ne am nañu difficulté ñoo xam ne am nañu lii conseil communal bi taxaw na ci ak doomu Ndondol yi ba nga xam ne am na mettre à disposition ko maanaam jàppale ci à travers nag ba mu Ndondol yi ku nekk di kii am na lii kii am na lii kii am na lii am lii dajale fexe kooku jot ci mais am na aussi beneen boo xam ne ni
ñu koy dool muy association bi ñuy wax ADN ADN muy association pour le développement de Ndondol xëy na am na ñu ciy liggéey xëy na nag tolloogul fi gaat bokk xalaat yegg mais xalaat biñ ci am mooy ñu fexe rek ba association bi mu gën continuer inclusive maanaam fexe ba mu ñu fexe ba ñoom ñu xool ña nga xam ne ñooy gérer sport maanaam président zone ñu ne ko ñëwal toog ñu fexe ba conseil communal ñu ne ko ñëwal toog ñu fexe ba ki jiite ne ko ñëwal nga toog fexe maire bi comme impliqué nañ ko mu continuer kii maanaam association sectorielle yi OCB ñu leen li ñuy def xëy na loolu dina ko gën a may doole parce que souvent dans une communauté ñii dañuy mën a joxe xaalis ñii am seen kàttan di ko joxe ñii am réseau di ko joxe ñii am seen am xel di ko joxe ñii aussi am disponibilité lu waay woote ñu ñëw toog kon nag ñoo ñëpp dañ leen war ci boole mu bañ a doon loo xam ne ñi am moyen kenn wala ñi nga xam ne ñoo jàng wala ñu woote les forces vives parce que c'est une association qui peut fédérer l'ensemble des couches sociales bu Ndondol donc xëy na daal loolu daal laa jàpp ne buñ ci continuer mën na jël élan bi gàtt bokk xalaat jël ngi jëm ci pandaw bi tudd nga fi léegi tali ndàngal ma tali na jëm ci at nga nekk coordonnateur collectif suñu tali buñ ko mënee wax nag mooy collectif suñu tali mooy tali bi nga xam ne dafay jógee ndàngal ma jaar Ndondol jëm ba Fissel nga nekk coordonnateur bi lan nga mën a wax ci tali bi pour l'instant bi nga xamante ni askan wi nañu waaw tali bi daal fi mu toll nii daal liñ ci jàpp mooy am na appel d'offre buñ ci lancé boo xamante ni daf ko war a tali ba Fissel loolu lañ ci am ci information xëy na nag am na ñuy sikki sàkka dinaan du tali kii laak ran laak kii laak affaire yooyu mais ñun ci li nga xam ne am na ay information yoo xam ne lu gën a mooy dina doon tali boo xamante ni dina ñuul ko xëy na nag damay def rek benn crochet nga may ma loolu ma remercier Gora ak Ibou Dione ñi nga xam ne woote nañ sànq Gora mu di un jeune dynamique un jeune entrepreneur bu dëkk Ngame Issa Ngame ñu koy féliciter di ko remercier ndax bu am pas la ci développement Ndondol ku am pas-pas la aussi ci activité wu jeunesse Ibou Dione aussi koo xamante ni ku am gis-gis la ku am yéene la ci Ndondol koo xamante ni aussi lu yëngu mu ngi ciy jóg moom dafa am parti ci waaw non si dafa chef de parti la mais en même temps day parler ak Ouganda yi dal alors mais li ma gënoon a ñor côté boobu mooy gërëm ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ci doon liggéey ak ñoom dans le collectif suñu tali nga xam ne dans la genèse personnellement man bi ma ci xalaatee parce que on avait prévu dans le cadre du mouvement Agir di waxtaan ba war a def benn marche te ci mouvement Agir mais ci biir waxtaan boobu ci la juddoo que ne est-ce que ñun mënuñu am beneen gis-gis boo xam ne buñ dóoree ci suuf rek dina dal moo tax foofu lañ xalaate woon ne nañ xool ñoo xam ne nekk nañu ndàngal ma ñu fexe waxtaan ak ñoom xool ñoo xam ne nekk nañu Fissel ñu waxtaan ak ñoom loolu aussi waaw xam buñ ko defee maanaam ci lay gën a am ampleur ci lay gën a am dayo ci loolu lañ yàlla def ñu waxtaan ci ak le président Ousseynou Gningue koo xamante ni aussi dañ ko xam ci mouvement de jeunesse xam ko ci association xam ko ci développement mu di koo xam ne dafa am pas-pas am cawarte ñu waxtaan ceeg moom yàlla def ci waxtaan yooyu am ko ma ne ci waxtaan ak notre jeune frère mu Modiane Sène bi ñu waxtaan aussi bokk de Fissel buñ ci waxtaanee aussi mu bokk ak ñoom xalaat ñu bokk ak ñun xalaat bi ci lañ commencé taxawal benn groupe WhatsApp di ci waxtaan ba am idée que ni nañ def benn assemblée générale ñu tënk ko ñu structuré ko xëy na wax dëgg yàlla gars yi di ci def liggéey bu aj xëy na dama tudd ñett ñooñu parce que xëy na Ousseynou mooy coordonné cellule Ndangalma Modiane di coordonné cellule Fissel mais ñu ciy def liggéey bu mucc ay suñu tali
ban activité ngeen def ngeen mars. waaw wax dëgg yàlla ngeen def voilà quoi. wax dëgg yàlla. ak la ngeen am wala financement yi ñu la ci ginnaaw. financé wala suñu tali fan ngeen jël seen financement. suñu tali daal bu ñu waree def activité. ñooy koccal suñuy moyen dem defi cotiser quoi. ñooy cotiser def ko. à travers le groupe WhatsApp. ñiy joxe seen i xalaat ñiy joxe seen i moyens ñiy def ñu def suñuy activité booy xool ci ay jamono tey dem nañu Fissel def fa point de presse wax ak média bi dem gis sous-préfet gouverneur président Ousseynou moo fa dem cellule Fissel aussi à travers notre formateur xaritu Omar Youm organisé na benn conférence de presse boo xamante ni dafa amoon doole dafa def tonneau au niveau national foofu ci Fissel organisé nañ ñaari conférence de presse ndondol organisé nañ émission rajo Fissel organisé émission rajo ñaari émission rajo à Ndangalma yoon ci am na couverture au niveau national nga xam ne RFM relais ko relais maanaam fexewoon nañ daal ba au niveau national ñëpp dégg collectif suñu tali ñëpp dégg suñu mébét mais également ñi nga xamante ni aussi yaakaar nañ ne ay personnes ressources lañ ci mairie bi ci mairie yi ci ñetti communes yi fexewoon nañ ba am kuñ santoon maanaam notre frère Modiane ñu sant ko mu jokkoo ci ku nekk waxtaan ci moom que ça soit Mor Ngom que ça soit Pape Sène que ça soit maire Fissel ñëpp ñu waxtaan seeg ñoom ay préfet ki ñëpp ñu dem si ñoom waxtaan seeg ñoom ci problème mu télé bi kon loolu dañuy gërëmaat vraiment comité de pilotage bi mais l'ensemble des gens ñi doon jël seen i xaalis di ci def ñi nga xamante ni aussi ñu ngi doon bàyyi seen activité di daw di dem yaakaar naa ba ñu dem caajaay jëm bu mu taw. léegi mon frère dañoo egsi fi nga xamante ni lan ñu war a tëjee émission bi. vraiment waroon nañu bëgg nañu continuer bu baax a baax ndax point bi fu ñu toll nii nekk na point bu am solo boo xam ne. mën si développer lu bare mais problème mu temps la ñu daal di am. xam naa dañ lay bàyyi nga tàggoo. wax sa objectif. waxaale li nga xam ne actualité bi nga xamante ne si actualité réew mi. daal nga résumé daal de manière générale li nga xamante ni def ak lépp. en tout cas damay jiitu ci duma sax gërëm mais damay féliciter gàtt Ngelmak TV parce que jàpp naa ne bu fekkee ne am na ay jeunes yoo xamante ni di jël ay initiative dañ leen war a encourager dañ leen war a jàppale nga xamante ni aussi dinañ gën a développer seen secteur bi parce que tey bu ñuy wax entrepreneuriat ça c'est de l'entrepreneuriat parce que au minimum il y a 4 personnes qui sont là ñeenti nit ñu ngi fi découvrir l'événement kon ñeenti nit ñooñu bu fekkee ne tey jàppale nañ leen jàppale goo xamante ni dinañ ci mën a am des emplois productifs et durables loolu day nekk loo xamante ni fierté lay doon ci Sénégal loolu bu weesoo aussi di sant di gërëm population Ndondol yëpp ndax xëy na jafe-jafe yi bari na mais ku ci nekk yaa ngi test ci sa côté di remercier sama famille sama entourage samay copains sama waa génération bi ñëpp ki nga xamante ni rek ku nekk yaa ngi jàppe ci no mëne yaa ngi jàppe ci sa côté di remercier aussi waa mouvement Agir mënuma leen fay parce que ku ci nekk yaa ngi xool loo mën a def ku ci nekk yaa nga sa gox di sensibiliser te joxuma la dërëm defaluma la lenn mais mu ngi sensibiliser di xool ñan lay mettre en rapport ak ñan lañ war a seeti ñan lañ war a dox dem si ñoom gi boobu fi ñu ci kenn ñu yaakaarul si ñun dërëm kon Ndondol rek moo leen ko jaral di remercier également waa bureau conseil communal de la jeunesse di ci jiital mon secrétaire général Mor Diop mu di aussi koo xamante ni ku jàmbaare la ndax bu doon ragal bàyyi na bu yàgg bu fekkoon ne Ndondol ñoru ko wala question de ñu pën yi daw na bu yàgg mais dafa téye ba tey ñu ngi ciy defee résultat yoo xam ne moom laa ciy félicité di remercier également comité de pilotage bi ndax mënoon nañ ne bon bokkuñu ci bi kon suñu yoon nekku ci quoi mais ñëpp a ñëw ñu nekk autour d'une table ñii bokk APR
ñii bokk réew mi ñii bokk Pastef ñii bokk fe mais quand on se retrouve l'essentiel mënoo xamee kii mooy politique mënoo xamee kii politiqueul tey mënoo ku la ne woon man ak Mor Diop bokkuñu parti da ngay naan déedéet mais bokkuñu parti mais pourtant quand on sait que c'est l'essentiel on se retrouve autour de l'essentiel leneen li may wax mooy invité à la classe politique de Ndondol surtout la jeunesse ñu jàpp ne ñun ñii ñooy ndaw ñi nga xam ne ñooy Ndondol ñu jàpp ne ñun ñooy ñi nga xamante ni suba Ndondol ñun li muy xaar si ñun mooy ñu indi résultat li Ndondol di xaar si ñun mooy ñu fexe ba suñu yaay booy yi nga xam ne dañuy am problème mu ndox seen problème mu ndox ñi deñ ñu fexe ba ku ci am jafe-jafe yenn jafe-jafe ci faju mu mën a faju ñu fexe ba ku ci war a dem hôpital boo demee hôpital nga fekk fa ku la faj mais nga am xam ne qualité la ñu bañ fee nekk dañu naan ay non comité de santé bi mooy gérer lii ainsi de suite mais mu nekk loo xam ne dañ ciy taxawaay goo xamante ni dina ci am solo ñu fexe aussi ba jeunesse Ndondol ñu xam ne ñoom initiative bi ñu jël à travers team yi nga xam ne ñoo collecté livre yi ñu jàpp problème qui usé à Ndondol muy problème mu lycée CM bi ça déborde jafe-jafe bu rëy la maintenant nag foofu jafe-jafe bi day am mais ils vont se rejeter la balle. monsieur le maire nga foog ne président dafa est-ce que duñ la mën a invité waat beneen émission nga parce que xam naa ne yaa ngi génne ay idées yoo xam ne yu am solo la yaa ngi wax ak yu am solo lycée bi nag yoo xamante ni rek vraiment yaa ngi nekk di ko développé mu nekk lu am solo. comme xam naa ne waxtu bi dañoo xaw a xoj. doo xaw a yëkkati pour ñu mën a. waaw kon dañ leen di sant rek. di santaat waa Ndondol yëpp. di sant internetu Ndondol Actu yi. di gërëm de manière générale. di gërëm le département de Bambey surtout le conseil départemental de la jeunesse de Bambey. ñu ngi leen di sant bu baax ci njiitam Dame Seck nga xam ne aussi lépp lu xew ci département bi mu ngi ciy def yi jéego à travers ses camarades autour de Dame ñu ngi def liggéey bu am solo kon aussi ñuy ñaan collectivité locale yi nañ leen dooleel conseil départemental dañ ko war a dooleel ñëpp ñi nga xamante ni aussi mën nañ leen jàppale ñu jàppale loolu mooy may département bi visibilité mooy may commune yi visibilité kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen di ñaanal yokkute daal ba yëpp. voilà jërëjëf suñu internet yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan fii si Nguelmak TV ñu ngi leen di sant yéen vraiment ñi nga xam ne jot nañu ñu jot a wootee sant nañ leen gërëm leen ñi nga xam ne bëggoon nañu woote aussi en plus que jotuñu dugg vraiment ñoom it gàcce ngalaama Papis ñu ngi lay remercier bu baax a baax si wuy si bi nga xam ne tey wuy si nga ko Nguelmak TV ñu si am kontaan te di si am fierté vraiment biñ la ko waxee ak léegi vraiment coordination bi lépp ba jaar yoon ba tey ñuy amal émission bi ñoom fi émission boo xam ne mucc ay Nguelmak TV ñu ngi lay remercier bu baax a baax wante nag bala ñu tëj dañuy wax ki nga xamante ni mooy maître Pape Sène nga ni kat comme moom déjà Papis am na yoo xamante ni dugal na ko wax ko Nguelmak TV ubbil nañ seen i bunt tàllal nañ seen i yoxo ñi nga xamante ni ñooy waa kër maître Pape Sène que ni bu fekkee ñoom bëgg nañu ñu def émission Nguelmak TV mi ngi leen di kale boo nag mën nañu ñu woo si bi nga xam ne bu ñu wootee yàlla dina mën a kale ak ñoom li nga xamante ni mooy rendez-vous ñu mën a war si 77 107 40 71 77 107 40 71 képp koo xamante ni aussi yaa ngi déglu émission bi bëgg a def émission fii si Nguelmak TV mën nga daal di woote si numéro boobu su ko defee dina la daal di kale li nga xamante ni mooy mais nag ñi ngi woo waa kër maître Pape Sène ñu daal di ñëw ñëw ñu fekk daal di indi xalaat li nga xamante ni le président Papis wax na ko fi képp koo xamante ni aussi am nga événement bu mu mën di doon muy événement muy xew muy jàng muy événement boo mën di doon def yaakaar naa boo contacté li nga xamante ni mooy Nguelmak TV dina la daal di defal benn couvrir nga boo xamante ni dina mucc ay lool ñiy ceetal ñiy ngénte ñiy jàng moom daal fépp bàyyi maanaam rek contacté Nguelmak TV incha allah dinañ la indil matériel bu am qualité dinañ la indil aussi en plus loo xamante ni vraiment doo ko gis fenn kon daal li Lamine Samba
naan mburu mi si Ngelma TV lay xoyamee ñu mën a woote si 77